dañu ameel sénégalais yi ak yelleef donc dama bëgg ba léegi ñu ñëw ci Birima Ndiaye moomu xaw ma Ndiaye je ne sais même pas son nom de famille ngeen jéggal dama bëgg rek ma indi ay leeral tuuti ci li nga xam ne moom mooy Birima ñu waxtaanee li nga xam ne moom la def keroog fële ci TFM parce que TFM am na ay kàddu yu mu fa yëkkati. la dem porte ji plainte Ousmane Sonko. déglu la quand il a porté plainte gendarme ni ko yow c'est tellement grand ami. gars yi jéggal leen ma de donc dama bëgg ngeen déglu lii bu baax dama bëgg ngeen déglu ko ngeen bàyyi ci xel nag bu baax a baax a baax ok da ngeen di ubbi seen nopp ngeen préparé dañu dafa am loo xam ne dañ ko bëgg a dégloondoo. man elle m'a dit que 1 mois avant li ma doon ko maa ko assumé la dem porte ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour de deux quand il a porté plainte gendarme ni ko yow c'est tellement grand amee-nous des preuves foofu la problème bi nekk. quand on s'est allé le deux xam nga ni on l'attendait pour chercher des preuves. mieux Aïssa va parler man elle m'a dit que 1 mois avant li ma doon ko maa ko assumé la dem porte ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour de deux. quand il a porté plainte gendarme ni ko yow c'est tellement grand amee-nous des preuves foofu la problème bi nekk. quand on s'est allé le deux xam nga ni on l'attendait pour chercher des preuves. mieux Aïssa va parler man elle m'a dit que 1 mois avant li ma doon ko maa ko assumé la dem porte ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour de deux. quand il a porté plainte gendarme ni ko yow c'est tellement grand amee-nous des preuves foofu la problème bi nekk. quand on s'est allé le deux xam nga ni on l'attendait pour chercher des preuves. mieux Aïssa va parler man elle m'a dit que 1 mois avant li ma doon ko maa ko assumé. dama ko bëgg a répéter 10 fois pour ñi fi nekkul ñu dégg ko ñi soog a ñëw aussi ñu partagé waat. gendarme ni ko yow c'est tellement grand amee-nous des preuves foofu la problème bi nekk. quand on s'est allé le deux xam nga ni on l'attendait pour chercher des preuves. mieux Aïssa va parler man elle m'a dit que 1 mois avant li ma doon ko maa ko assumé la dem porte ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour de deux. quand il a porté plainte gendarme ni ko yow c'est tellement grand amee-nous des preuves foofu la problème bi nekk. quand on s'est allé le deux xam nga ni on l'attendait pour chercher des preuves. yaa xayti naar yi lii la ñuy ne yaa xayti defe naa alla bonni loolu lañ koy waxee ci tukuleur lii la ñu dégg lii ñun ñoo ko déggandoo foofu nga xam ne moom mooy TFM Birima Ndiaye nee na moom wax na ak Adji Sarr mbir mi du complot nag ngeen jéggal ma rek de du complot lii mbir mi amul benn complot ci biir maanaam lépp dafa jaar yoon benn doomu sénégalais rek bu porté plainte beneen doomu sénégalais donc amul dara loo xam ne complot la ci dégg nga dama bëgg ngeen déggee ma xel déglu leen fi may waxee mu leer amul benn complot amul benn affaire gouvernement benn waay la ñu am mu ne moom Macky Sall moo ko yónni ne ko demal waxal ma fii ma ñëwaat ci jarul may delluwaat ci loolu defe naa loolu sénégalais yëpp dégg nañ ko Macky Sall moo ma yónni ma waxal ko fii ma dem moo ma yónni ma waxal ko fii voilà Birima nee na moom moo wax ak Adji Sarr nee ko dem na porter plainte déglu leen li may wax am na ay juristes yi ñuy déglu Adji Sarr ne ko dem na porter plainte gendarmerie ne diw de daf may siif te répétitivement daf ma siifaat ma gendarmerie ne ko yow li ngay wax dafa grave trop gendarmerie nationale sénégalaise yéen a ngi déglu de Birima nee na yéen seen capacité de travail ndax man li ma dégg ci nit ñu baax ñi nee nañu gendarmerie Sénégal dafa xarañ lool am xam-xam lool am éthique di liggéeyee ci njub seen aqulaay taalaa di ko teg ci yoon Birima Ndiaye nee na moom dafa wax ak Adji Sarr ne ko yéen gendarmerie nationale moom ñëw na ci yéen pour porter plainte
ne ah Ousmane Sonko daf may siif nit ki nga xam ne moom mooy opposant bi gën a mag ci Sénégal ci patron Birima Ndiaye moomu di ko yónni ci réseaux sociaux yi léegi mu ne bi mu ñëwee bi mu waxee gendarmerie dañ koy siif gendarmerie ne ko ah yow tuuma gi ngay wax rëy na maanaam gendarmerie jëluñu plainte am demuñu ko yóbbu wutal ko certificat de médical xool ndax nit tëddee na ko am déet gendarmerie defuñu benn enquête dafa ñëw rek wax loolu rek ñu ne ko demal wuti preuve maanaam man mi amul benn xam-xam boo ñëwoon léegi nga ne ma nit siif na ma damay ne ah kon nañu dem porter plainte te boo demee porter plainte dañuy xool ñun ñëpp xam nañu loolu ci àdduna bi parce que nit bu ne dañ ko siif am na kit boo xam ne moom lay def donc automatiquement day dem defi li nga xam ne moom mooy prélèvement bu njëkk mais gendarmerie deful dara dafa ñëw rek ñu ne ko li ngay wax rëy na demal indi preuve donc Adji Sarr delluwaat ba le 2 ana Ousmane Sonko kañ lay ñëw diw kañ lay ñëw voilà pour mu am preuve ne Ousmane Sonko daf ko doon siif extraordinaire bi loolu amee nag gendarmerie nationale def gars yi indi seen plainte boo xam ne aussi ngeen jéggal ma yéen a ngi dégg kàddu yi carte d'identité dafa am ñaari carte d'identité bu carte électeur boo xam ne APR ñoo ko defaraloon ak benn carte d'identité boo xam ne mineur la ci woon maanaam 2008 la ci juddu 2008 bu ci juddoo maanaam ay atam mi ngi tolloo ci fukki at ak ñett maanaam def ko mineur muy violation de mineur waaye bu mbir mi takkarnaase ñoom ñu jëlaat beneen xibaar bu bees ubbiwaat beneen dossier bu bees dossier bi ñu judduloo ci Adji Sarr te lii attention sama xarit yi dama bëgg lu ma bëgg a leeral léegi ngeen xam ko kii wax ak yéen nii man Ousmane Tounkara laa tudd ci jàngu français sama njàng CM2 la yem CM2 laa yem ci njàngu français te CM2 boobu ma yem ci jàngu français man maa Moussa nekk premier de ma classe ñi nekk waa Vélingara ñu ngi may dégg je suis toujours premier de ma classe dama nekk nag autodidacte mooy boo amee tuuti xel nga mën a lire nga mën a jàng yow nga génn dem ci àdduna bi nga jàngal sa bopp maanaam ngay jënd ay téere ngay wut xam-xam àddina ngay jàngal sa bopp donc man fa laa jëlee sama xam-xam je ne suis pas un expert à sexe nekkuma expert u siif nekkuma avocat duma dara ci lii waaye dama doon doomu aadama boo xam ne dama ànd ak sama sago dama yor xel te xel li muy njariñ mooy xalaat lay njariñ du dëgg voilà donc bi loolu amee Birima Ndiaye nee na Adji Sarr dina wax yomb na di Birima parce que man mii di wax ak yéen mën naa fi ñëw tey ma ne voilà tëddee naa Marème Faye Sall tëddee naa ko fukki yoon ak juróom tëddee naa ko hôtel sangam tëddee naa ko hôtel sangam mën naa leen ne Marème Faye Sall dafa am far dañ koo biiral jurul doomam yi Marème Faye Sall Macky Sall cuccu bi du dox yooyu yëpp mën naa koo wax xam nga loolu yomb na loolu c'est très facile Birima li nga comprendre c'est très facile parce que Adji Sarr mu ñu jël jox ko 40 millions de francs CFA président de la République nuyu ko ak ñaari loxo ne ko vraiment merci sa liggéey rafet na vraiment kontaan naa ci yow ndaanaan nga ngeen jàpp ko jox ko avocat bi gën a mën a yàq ci dëkk bi muy El Hadj Diouf ànd ko nag ak Dior Diagne ñuy jël xale bi di ko wax loo ne ko boo demee rek yuuxul juge bi buy wax rek dafa tëdd yooyu dafa matt ma ci taat ruux ma mais loolu dafa yomb Birima vous n'êtes pas intelligent ce qui est grave les personnes qu'on est face ils ne sont même pas cohérents maanaam ñoom dañoo intelligent wul dañoo amul xam-xam xam nga tey Birima au moins ki ko yónni mënoon na koo ne loolu la français di ne loolu la anglais di ne he put his foot in his mouth maanaam dugal na tànkam ci biir gémmiñam xam nga doomu aadama day wax ba dugal tànkam ci biir gémmiñam looloo dal Birima dafa wax ba tànk bi dugg ci biir gémmiñam mais ndeysaan quelle élégance El Malick Ndiaye toog bu Birima di wax ay waxu dof mu ne non du ma ko tontu je n'ai rien à dire avec cette personne je vais répondre aux Sénégalais loolu la El Malick Ndiaye def
extraordinaire. Mais je vous dis que parfois boo xoolee élégance ak classe ak xam-xam bu nekk ci gune Pastef da ngay bëgg a bokk Pastef billahi wallahi azim. El Malick Ndiaye déglu Birima di yuuxu di xataraayu di rey boppam mu def nii quelle élégance mun a teg seetaan ko. Birima di xataraayu di yuuxu di capperlu parce que pour moom en réalité mi ngi nax sénégalais yi. Tu connais c'est ce qui est danger li danger suñu société doomu aadama da ngay wax te Pape Alé Niang mi ngi leen koy wax toujours mu ne nit dafay wax tii jàppee nit ñi dof te fekk ñoom ñu ngi wut garab buñ la fajee. C'est ça la réalité hein parce que Birima ak Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo jàpp sénégalais yi ay dof mais pourtant en ce moment sénégalais yaa ngi wut garab buñ leen fajee. C'est extraordinaire. ñu ngi wut garab buñ leen fajee parce que Birima bu toogee ci télé Youssou Ndour di best friend u Macky Sall te Birima gëj naa dem TFM kenn xamul kañ la parce que en réalité mercenaires yi ni muy doxee mooy dañ lay fay mais nag bu xaalis bi jeexee ñoom tamit dañuy puukare dañuy mer dem toog ne voilà du ma défendre kenn voilà toog seen kër bu taatu président tàngee mu téléphoné ne ah sa waay yow tamit nag gëj naa laa dégg ah monsieur président man temps yëpp yoruma man voilà dama am problème bi voilà j'ai pas d'argent j'ai des problèmes voilà nangam seetaan nga ma xam nañu li xew bu boobaa président ne ah non c'est pas du problème jaaral palais boo jaaree palais ñu waxtaan bu jaaree palais président dóor ko benn paquet 50 millions mu ne alhamdulillahi rabbil alamin président waree mu ne voilà dinaa dem TFM sax ce soir mu dem toogi TFM di wax ak El Malick moo xam ne kenn joxu ko dërëm sénégalais yi il faut ngeen bàyyi loolu xel Pastef mooy parti boo xam ne képp ku fay liggéey tu es volontaire xam nga tey man bu doon Macky Sall laa doon waxal wax jii may wax nii doomu aadama yëpp ils vont déjà conjuguer que Macky Sall dafay fay waa ji ndax ni ma ci sonnee nii n'est-ce pas mais Birima Ndiaye moom ce qui est grave lui il est payé à dire ce qu'il a dit moom moo ko wax man waxuma ko nee na président moo ma yónni ma waxal ko lii moo ma ne ma dem fële ma défendre ko ma waxal ko lii man waxuma ko de Birima Ndiaye moo ko waxal boppam tuutaluñ ko moom moo génn mu ne ma indilaat leen waxtaan bi parce que waxtaan wax dëgg ca la parce que bëgguma may waxtaan ak sénégalais ñu naan voilà waa ji daf ñu tooñ daf ñu jàppee dof déedéet bëgguma loolu je n'aime pas ça dama bëgg ma indi leen ay waxu Birima Ndiaye ci boppam. Ça fait un moment que gisuñu la si émission jàkkaarloo lan moo waral la. dama bañ a wax. Ça fait un moment. gars yi jéggal leen ma indi leen Birima. gisuñu la si émission jàkkaarloo lan moo waral la. dama bañ a wax dégg li ma wax léegi dama la dañoo fal suñu njiit suñu kilifa mu nekk président de la République fal mu rafet man dama ne ba wax jotee wax naa man li ma doon wax pas mooy mu doon wax mais président Macky Sall man moo ma affecté woon ci réseaux sociaux yi ak yi moo ma affecté woon ne ma demal waxal ma fii défendre ma fii moo ma ko sant. voilà gars yi nag man dafa am lu ma bëgg ma leeral leen ko te lii tay gis naa dara lu xew ci Pastef loo xam ne maa ngi koy rafetlu ci avocat Pastef boobu keroog dafa dem ci benn réseau dafa dem Ndumbelaan bi mu demee Ndumbelaan ndaw si yor làmmiñam di rat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  di wax ndaw si bi muy wax avocat Ousmane Sonko bi ne ko li ngay wax wóor na la mu ne ko waaw mu ne ko wóor na la mu ne ko waaw mu génnee alquran mu ne ko waatal ndaw si nag du ma waat quel responsable man du sama responsabilité du ma waat voilà du ma waat avocat Ousmane Sonko bi génnee alquran bi won ko adduna melul ni alquranu Alioune Sall bi nga xam ne ay page yu weex ñoo nekkoon ci biir wanuñu ko kenn benn journaliste rek ka toogoon jàkkaarloo ak moom mais avocat Ousmane Sonko bi dafa jàkkaarloo woon ak adduna bi yépp mu génnee alquran mu waat mu ne billahi waat naa ci alquran bi Ousmane Sonko tegul Adji Sarr loxo mu teg ko ci kanamu nitu Macky Sall mu ne ko waatal kooku ne ko non du ma waat moi je suis engagé de nulle part de cette affaire du ma waat et pourtant
7 personnes. gars yi may leen ma. léegi déglu leen dama bëgg même avocat bi ndeysaan waa ji moo xarañ waa ji xarañ na waa ji nag Pastef comme li ma leen waxee rek des volontaires ah des volontaires déglu leen ma. comme seen xibaar ma joxaat leen ko. waaw doon leen ci la thèse du complot. xale bu jigéen bi Adji Sarr. jour bi mu ñëwee di porte plainte. oto bi ko ak chauffeur bi ko indi. oto bi ki ko moom. ak chauffeur kooku chauffeur am. patron bi. bon cité nañ ko si affaire 94 milliards yi. kooku moo ko déposé. am nañ immatriculation am nañ du bii de bii benn la rek nag macha allah dañu bëgg ngeen xam ne te loolu defe naa yéen xam ngeen ko sax nag est-ce que jar naa leeral sax je pense que yéen loolu ñu bari xam ngeen ko ci ñun déjà Ousmane Sonko yónniwul Ousmane Tounkara déglu leen lii sama diggante ak yàlla ak yonente bi sama diggante ak yàlla mooy billaahi wallahi tallahi ñun kenn yónniwuñu pour ñu wax kenn fayuñu tarfatal ay ni pour ñu wax c'est le contraire c'est totalement le contraire ñun ñooy gis lu dul dëgg ñu génnee ko doomu sénégalais yi jot ci ñun ñooy jël suñu alalu bopp di xeex pour lan pour sénégalais yi xam li nga xam ne moom mooy dëgg ci affaire Adji Sarr bi maa ngi leen di ko wax tey nag maa ngi leen di avertir ndax fan yii di ñëw di ngeen gis masiba naaru laay sama diggante ak yàlla ak yonente bi am naa ay scandale yoo xam ne ci affaire Adji Sarr bi am naa ci ay leeral yoo xam ne ci affaire Adji Sarr bi billahi wallahi tallahi boo leen ko déggee di ngeen bàyyi àddina ci affaire Adji Sarr bi am na ay nit yu ci impliqué wu ay kilifa yu ci impliqué wu affaire bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw Sénégal nag dafa doon ab réew moo xam ne je pense que am na luñ ci jot a mën a wax mais dama leen bëgg a indil vidéo bii nga xam ne jéggal leen ma parce que problème bi ma am mbir mi dama ci xaw a bees bii nii xam nga bu ñuy ne manipulation des masses Omar Faye te loolu dama ko bëgg a lancer dama koy cof parce que xam nga nit bu amul benn njariñ ci dëkk bu mérité wul dara doo perte temps bu bari ci moom Omar Faye lëndëmal Sénégal mi nga xam ne tey moom moo toog fële ci plateau Bougane Gueye Dany bi Omar Faye lëndëmal Sénégal mi toog ci plateau Bougane Gueye Dany bi Omar Faye boo leen ko laajee magam xam nga moo tax ñu leen di ne toujours problème bi dafa rëy le grand frère de Omar Faye tëj nañ ko ci siif maanaam ci li nga xam ne moom mooy violé au moins 4 fois grand frère Omar Faye bu mu bokkal ndey ak baay tëj nañ ko ci siif au moins 4 yoon ba 5 yoon ci violé donc ñoom dañu xam loolu gis nga baayu Omar Faye moo tax ñu ne la apples don't fall far from the tree maanaam pomme du wodd lu sori taatu garab gi baayu Omar Faye mel na baayam mi ko jur train bi daan rombal gerte bi Rufisque laaj leen ko waa Rufisque moom dina xam li ñuy wax baayam moo doon nit ñooñu di tëb di yéeg ci kaw train bi di sàcc ci gerte gi xam nga ko ñooñu mënuñoo kooku mënul bokk ci famille bu baax donc am nañu ci moom ay dossier on le connaît mais bi gën a grave mooy Omar Faye est un mercenaire mais du mercenaire u Macky Sall xam nga doomu aadama yi lu bari dañ koy réeree mbir Omar Faye n'est pas un mercenaire de Macky Sall déedéet Macky Sall dafa am mercenaire am tey ki nga xam ne moom mooy Birima kooku mercenaire u Macky Sall la ak yeneen journaux yeeg télé yi ay Yakham Mbaye ak ñoomin seen ñooñu ay mercenaire u Macky Sall lañu Omar Faye c'est un mercenaire boo xam ne moom dafa yor agence de mercenaire moom maanaam dafa yor bikam ak xalimaam ak làmmiñam bu doomu aadama nekkee ci jafe-jafe ak doomu aadama day xool ki nga xam ne dafa sàcc ki nga xam ne moo tooñ te yor kappor
day dem seeti ko waxtaan ak moom ne ko boo ma fayee ma défendre la moom noonu lay doxee regardez ce danger déglu leen ma encore pour Omar Faye Omar Faye mi nekk foofu ci Sen TV muy lëndëmal Sénégal mu tuddee boppam leeral Sénégal déedéet lëndëmal Sénégal la tudd Omar Faye xam nga li muy def day xaar ñaari doomu aadama yu am jafe-jafe ku mel ni Tahirou Sarr ak Ousmane Sonko yorul ay koppar yu mu jox doomu aadama day indi ay leeral bu indee ay leeral doomu aadama yi newul kenn gëm ko wala nga bañ koo gëm dafa ne nga dem gëstu ko te saa boo ko gëstoo doo ci mën a dindi lu tolloog tarfatal ay ni parce que Ousmane Sonko nous a parlé de 94 milliards il nous a parlé de Tahirou Sarr il nous a parlé de Mamour Diallo Tahirou Sarr bi mbas mi amee dafa bind chèque gu 1 milliard jox ko président de la République du Sénégal Tahirou Sarr lan lay liggéey ba am 1 milliard Tahirou Sarr ñun ñi ko xam bi muy mujjee ñëw Amérique dafa doon def trafic de visa dañ ko refoulé ci aéroportu Amérique bii dañ ko delloo Sénégal nee leen Tahirou Sarr mu dagg billet Sénégal nee leen ko Tunkara nee na ay milliardaire la xam nga milliardaire moom bu fekkee daf ma bëgg a fenloo suba mën naa dagg billet jël jabaram ne maa ngi dem vacances ci Amérique te ñëw Amérique bokkul ci ay destination wu Tahirou Sarr parce que dañ ko jàppoon ci trafic de visa donc kooku mënta jékki-jékki doon milliardaire suba amul loolu yenuwul maanaa xam nga ne ñun on sait que loolu yenuwul maanaa donc Tahirou Sarr jël 1 milliard jox ko Macky Sall Tahirou Sarr bi ko Ousmane Sonko waxalee lii ba léegi moom ak Mamour Diallo dañu activer lépp luy réseau defkatu ñaawteef ak ay nitu defukatu lu bon ñu jël leen def lan ne leen dañoo bëgg a daaneel Ousmane Sonko à tout prix dinaa leen wax dara de yéen a ngi toog di wax Adji Sarr di wax ce jeune mbay la ngeen yaakaar ne le complot c'est entre Adji Sarr voilà le jeune mbay Macky Sall lalul complot bii ngeen jéggal samay kàddu nag Macky Sall gars yi dañu defar seen complot ba pare ñu présenté ko mu kontaan lool mu yaakaar ne atu lañ ko indil moom xamul ne ay nilaar ñoo ko wër liñ ko indil baaxul mi ngi mel ni nga toog sa kër man je suis businessman xam naa li ma leen di wax nit ñëw ne la dama lay jaay diamant nga ne ko bon mu ne la waaw am naa diamant bu baax mu ñëw ne la diamant baa ngi nii yow gëstuwuloo diamant bi nga yëkkati sa 1 milliard nga teg ko ci loxoom nit ki dem ba mu demee yow nga soog a jël sa appareil nga ne da ngay contrôler diamant bi moo dal Macky Sall Macky Sall gars yi dañ ko indil lii nga xam ne moom mooy tappale bii biñ ko indilee ñu tegal ko sur la table gëstuwu ko sax alhamdulillahi rabbil alamin cay li ma doon war a ngi nii Ousmane Sonko mi ma sonal amal nañ ma ko ay waay man fa ma jëm laa ilaha illallah muhammad jàppi leen ko ngeen indil ma ko Macky Sall lii la wax loolu moo tax ngeen di dégg ñu ne leen plainte bu njëkk ba parce que Adji Sarr c'est bel et bien que peut-être jéem nañu d'abord bu njëkk jéem a paraxe def benn plainte parce que mënuñu woon jàpp Ousmane Sonko ci benn délit Ousmane Sonko jegewul laalewul donc duñu am preuve léegi bi ñu mënul am preuve ba mënuñu am preuve comme ni ko Birima waxee bu dee loolu mooy li nga xam ne am nañu ñoom benn gendarme corrompre ci biir gendarmerie Sénégal te ñu ngi xaar gendarmerie nationale ak ka ngeen mën a génnee communiqué ndax bi fi Guy Marius Sagna waxee dañuy jàpp ay doomu aadama di leen maas ci seeni ay cuccu ak seeni ay xuur xam nga lan ngeen def da ngeen génnee communiqué weddi ko ne non bu leen ñu accuser ñun nangam n'est-ce pas Birima Ndiaye nee na Adji Sarr ça fait 1 mois de cela ñëw na gendarmerie nationale def plainte bi mu defee plainte yéen waa gendarmerie nationale ngeen ne ko non amuloo preuve demal nga uti ay preuve nga indil ñu te defe naa loolu du liggéeyu gendarmerie nationale donc génn leen gaaw ngeen def communiqué ñu déglu bu dee Birima moo wax dëgg génn leen ngeen bind communiqué vraiment tout ce que Birima Ndiaye a dit on prend nos responsabilités c'est vrai voilà tout ce que Birima Ndiaye a dit on prend nos responsabilités c'est faux archi faux et moi je pense que c'est faux archi faux man loolu laa gëm ñu ngi leen di xaar de
boo leen génnul ñun duñu seddal wax ji bis bu ne dinañ ko delloo siwaat bis bu ne dinañ ko delloo siwaat bis bu ne delloo siwaat ko ba ngeen wuyu fàttaleku leen dara de ñeenti junni doomu aadama ñooy seetaan te ñu ngi partagé xam nga kaddu gi balaa may pare ñaata nit a koy seetaan téeméeri junni nit whatsapp bi mu dugg fa YouTube bi ma dugg fa 1 million de personnes dinañu déglu kaddu bi balaa semaine bi di jeex Sénégal te gendarmerie nationale génn leen ngeen leeral seen bopp parce que boo leen leeralul seen bopp coow dina am Sénégal de parce que ce qui veut dire que ñun on est en danger notre gendarmerie nationale est en train ñoom ak ay doomu aadama ñu ngi liggéey pour lan pour jël sénégalais yi gàkkal leen loolu gendarmerie nationale du seen cër gendarmerie nationale lii seen cër mooy ñoom ñu àtte dëgg